déjà bi ñuy annoncé ne deuxième vague am na président daf ko def en marge d'une cérémonie bu amoon ci Diamniadio ci la wax ne il y a l'éventualité d'une deuxième vague te économie Sénégal du ko attan boo xoolee keroog aussi bi ñuy jël directive bi dañu toog ba ci yàgg rek ñu ne moo ngi en réunion d'urgence au palais ba ci yàgg ñu ne couvre-feu am na état d'urgence assorti donc couvre-feu la pertinence ou pas ci couvre-feu bi ndax am na solo amul solo adduna bi bu doon Sénégal rek moo ko def ci adduna bi yëpp mën nañu questionner la pertinence ou pas waaye boo jëlee ba ci Canada Québec fi mu ne ni dañuy dem couvre-feu pour 4 semaines samedi à partir de samedi dañuy dem problème bi kay mooy ndax réew ma koy def dina ko àttan ak du ko àttan wala ndax réew ma koy def finalement leneen lu dul Covid du moom mooy rey nit ñi wala déet wala ndax xam nga réew yooyu di am couvre-feu ñooña wut nañu yoon yoo xamante ni ku bëgg a lekk mën ngaa toog ci sa biir kër ñu indil la nga lekk dinañ la jox dàmp la loo xamante ni xëy na loo xamante ni soo soxlaa lekk di nga ko mën a jënde lekk donte boo liggéeyul dinañ am ay mesures d'accompagnement yoo xamante ni assez huilé ba nga xamante ni lépp loo soxla xëy na mën na laa fekk fa nga nekk donte nga xam ne loraange du bari waxuma ne du am waaye du bari fii nag loraange bi xëy na ni muy demee moo tax nit ñi di questionner sax pertinence am wala soit ñu ne ndax bu gënee yàgg du gën a sonal nit ñi donc li ma ci forme bi laa doon wax ne gravité bi moom manqué et foofu la ñu raté communication bi gravité bi parce que comme lu am solo la comme ñoom jàpp nañu ne am nañ information yoo xamante ni nit ñi amuñu ko mais le président de la République mën na saisir opportunité boobu nga xamante ni du nekk communiqué parce que ni ñu ko génnee noonu après RTS ak yooyu c'est très bien mais mu annoncé ne suba dina wax ak askan wi 20h ndax jàpp na ne mbir mi toll na foo xamante ni fokk mu wax ak askan bi loolu doon na am solo trop loolu mooy la stratégie bu njëkk bi ma jàpp ne dañ ko manqué mooy solennité beeg la gravité leneen li mooy ñi nga xamante ni ñoom la ñu ko dénk xam nga depuis le départ dama doon wax ne te bu ñu demee sax ba nga xamante ni ñi ñu ko dénk muy le ministère de la santé ñu góorgóorlu ci bay bëgg a dee bu fekkee ne ñoom dem nañu ba miin leen ndax doomu aadama moo baaxoo rek lu mu miin boo moytuwul mu yàpp ko ñu ne léegi est-ce que du ñu changer ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy gérer cette fois-ci waxuma ñu changer carrément le truc mais cadre bi ñu changer ko ba nga xamante ni ñooñu dina ñëw avec un discours nouveau boo xam dina du 109 boo xam dina gën a percutant pour nit ñi gën a mën a dégg leneen li aussi mooy par rapport toujours ak couvre-feu bi xam nga yu mel nii tamit moo tax keroog sax gis naa le ministre Abdoulaye Diouf Sarr bi mu demee RTS ci biir waxtaanam moo ngi génne cartographie bi nii di wane Dakar ak yooyu mais xam nga yu mel noonu ak fii infographie toll ak fii visuel toll mais bu fekkoon ne communiqué nañ ci cartographie bi loolu doon na am solo ci communication bi ñoo xam fan moo gën a métti au-delà de tëj parce que boo tëjee Dakar guddi gi tëj Thiès guddi gi mais est-ce que tey ji dañu war a egg ci cordon sécuritaire comme ni ñu ko defee woon ci couvre-feu bi nga xamante ni le transport interurbain dañ naan dañ koy arrêté bu fekkee ne lu choqué conscience collective rek la ñu bëgg nga xamante ni su boobaa dina am leneen li mooy yeneen réew yi nga xamante ni dem nañ ba egg ci ba nga xamante ni nit ñi eggaat nañ fii mooy scepticisme bi ñi naan comme li Abdourahmane doon wax léegi ndax am na ak amul wax dëgg fa yàlla pour man sénégalais yi def nañ ay jéego ci wàllu woowu ndax am na ak amul ndax kenn ku ci nekk wax nañ la koo xamante ni xamoon nga koo xam jàpp nañ ne feebar bee ko fi jëlee mais bés bu ñu wanee nii ñuy waxee ne nit ñi dee na bés bu ñu wanee kees yi ñu rangale leen mais mën na indi benn effet boo xamante ni psychologiquement mën na dimbali ki nga xamante ni da doon douter wala ki nga xamante ni dafa bàyyeeku woon ci geste barrière yi mu gën ci góorgóorlu mais li nga xamante ni bëgg naa ko laaj Abdoulaye Der te ma jàpp ne c'est important pour quelconque situation bu mën di am te Abdourahmane wax ko léegi ne dafa am na ku am problème mu lii waaw ba Covid bi commencé ba tey ñaata lii la ñu dolli ndax loolu mën nañu see dimbali ñaata appareil respiratoire la ñu dolli nan la ñu yaatale fi nga xamante ni foofu lañ leen di jëlee en charge ñi nga xamante ni ñoom ñooy taxawu ñooñu muy le personnel soignant nan la ñu dollee seen kattan ba nga xamante ni dinañ gën a mën a liggéey bi nga xamante ni ñoo ngi koy def parce que wax naa ko c'est un système boo xamante ni depuis longtemps efficience rek lañ koy wax beaucoup de résultats pour peu de moyens est-ce que renversé nañ tendance bi ci biir Covid bi ba nga xamante ni personnel soignant bi damp nañ leen damp yu am solo ba ñu mën a gën a def liggéey bi ni mu gën a mucc ay bien vrai que c'est un sacerdoce pour eux
donc loolu tamit bëgg naa ne ñu dimbali ñu ci ba nga xamante ak li nga xamante ni aussi wax nañ ko mooy centres régionaux yi nga xamante ni nee nañ à un moment donné dañu ko tëj. dañ ko tëj te xamuñu li nga xamante ni war ko ubbiwaat. Malal ñu bëri ci couvre-feu bi seen problème mooy 21h bi xëy na teel na. benn docteur bala may ñëw fii boo xam ne ku jege fii la. xam ni wax na ma loo xam ne nii daanaka bariwul luñ koy wax ci rajo. danaa ci wax aslëf. waaw feebar bi ni mu bindoo woon ak ni mu bindoo léegi du benn. feebar bi dafa bindoo woon ci ay cas contact. léegi dafa doog cas communautaire mooy li gën a metti maanaam cas yi doo xam fu muy jóge léegi jóge ci biir askan wi. te feebar bi dañ daan xam fan la daan jóge ndax cas contact la maanaam kii dama koy am mala la ma ko jox. mala fii la jóge ñu topp ko. loolu moo amatul. maanaam feebar bi dafa jóge léegi directement ci askan wi xam nga loolu dafa grave. deuxièmement ñoom dañu seetlu ni couvre-feu bële ba mu amee am na lu bari lu mu ralentir ci feebar bi. ndax lan parce que ni ma amee contact bëccëg la amee contact guddi. c'est ça la réalité tey boo tëjee guddi gi contact gi doon am guddi gi yëpp nga tëj ko tere ko dina am loo wàññi ci feebar bi mais li gën a garaaw mooy psychologie de crise dafa am boo tëjee nit dañuy xam ni feebar bi am na donc loolu lépp dafa bokk ci li tax stratégie ñu tëj pour parce que nit ñi dañu demoon ba fàtte yaakaar ni feebar bi amatul boo tëjee nag dañuy xam ni feebar bi am na mais li gën a garaaw du loolu yëpp mooy Sénégal moo amatul lal c'est-à-dire maam li arrivé woon France dem ba France di jël ay feebarkat ñu feebar di leen yóbbu Suisse ak Allemagne foofu la Sénégal toll maanaam capacité yi ñu am ci lal pour recevoir malade yi moo dem bay bëgg a jeex parce que feebar bi aussi il faut nit ñi xam ko kenn amul ay l'hôpital yu mën a faj feebar bi yëpp bu tollee fenn fi feebar bi leen rek moo koy faj fexe ba mu bañ a tas benn tas bi bu tasee benn tas bi rek comme par exemple Angleterre xam nga Angleterre amuñu benn intérêt tey ci ko mais problème bi mooy Angleterre dem nañ ba nga xam ni leen rek moo mën a xew tëj réew mi wala nit ñi commencé di daanu wala ñuy dee ci mbedd mi parce que du ñu am fu ñu leen di faje du ñu am fu ñu leen di denc du ñu am corbillard yu ñu leen di dugal loolu mooy problématique bi. maa ngi gis titre bu ma tiital pour foofu maanaam Londres submergé. voilà léegi nag. c'est loolu moo tax ba pare am leneen lu am mooy feebar bi dafa soppi ni mu meloon parce que feebar bi benn moment demoon nañ ba téye ko xam ni mu mel. mu am lu ñuy wax beneen variant maanaam beneen melo. waaw boo xam ni feebar bi dafa ñëw léegi mel ko. te melo bu bees bi li tax mu garaaw mooy dafa gaaw wàlle te moo gën a metti faut nit ñi xam ko c'est-à-dire feebar bi ni mu bindoo léegi. moo gën a gaaw wàlle maanaam c'est plus contagieux de 70%. c'est-à-dire tey boo doon wàll tey. Yërim yéex nga wax loolu de da nga ko wax rek buuba takkaat. maanaam loolu. voilà xam nga loolu yëpp donc boo ko boolee. loolu yëpp boo ko boolee. ak yeneen information yoo xam ne nguur gi am na ko te amuñu ko. parce que loolu aussi il faut même si Yërim bon gën a gaaw a wàlle bi. boroom xam-xam yi d'accord na ci mais gën a saf moom. bon nit ñi xam nga la ñu bëri nee nañ ndax moo gën a saf gën a saf bi defal naa gën a saf bi c'est relatif xam nga scientifique yi luy xaw a bees waaw dañ ci kii mais jubóowuñ ci daal laa bëgg mais gën a gaaw wàlle bi rek gën a gaaw wàlle bi moom léegi nag loolu yëpp nag moo tax ñu tëj yëf yi léegi nag dans l'absolu tëjoon lépp feebar bi dee moo doon solution tey réew yi nga xam ne amuñu solution comme Angleterre ak yooyu dañu xëy suba tëj lépp pour rey feebar bi tu comprends ñun nag amuñu moyen yooyu Sénégal déjà fi mu toll nii rek daanaka réew mi lott na alal amatul ci réew mi koom-koom bi daanaka taxaw na donc amuñu choix donc réew mi il faut muy fonctionner bëccëg bi logique bi ñu nekk nag mooy nu ñuy def ba sauver les meubles maanaam nu ñuy def ba limiter dégâts yi foofu la nit ñi toll xam nga ñun nag responsabilité médias yi ñu am ñu war a wax ni
amul benn intérêt c'est-à-dire je veux dire kuy amul benn état boo xam ne am na intérêt ñëw tëj un pays pour le fermer. je comprends je veux dire Macky Sall amul benn intérêt parce que loolu vraiment suñu rakk yi laay waxal. ñu nekk ci di manifester ak yooyu. gisuma man intérêt bu Macky Sall mën a am ci xëy suba tëj réew mi nii bizarrement amul solo je pense que am na menace boo xam ni ak feebar bi ni mu bindoo noo xam ni tax na ñu def couvre-feu maintenant nag là où le gouvernement pêche pour man c'est au niveau de la communication. waaw c'est-à-dire autant première fois bi dañu communiquer woon nit ñi comprendre xam autant fois bii yëf yi dafa timoré pour man il faut une communication plus agressive. parce que feebar pour man fi mu gën a grave foofu nga war a def communication bu ëpp doole. tu comprends. quitte à ce que sax yoo xam ni peut-être secret défense la nga wax ko nit ñi pour nit ñi xam menace bi fan la toll. oui je pense que nit ñi ñu bari ñu ngi manifester nii. parce que xamuñu menace bi fan la toll. bu ñu xamoon menace bi fan la toll nañu xam ni tëj bii am na lu tax. ok Pape Djibril xam nga nu mu ko doon woowee finalement dama ni gars ñi ngi communiquer ah.